asalaamaaleykum mbokk yi man la Mamadou Dieng man maay directeur général u Biotech Service Sénégal Biotech Service Sénégal société boo xam ne dañ ko fi installé depuis 2013 muy defar engrais organique ak ay biopesticides lépp nag usine bi dañ ko defaree fii ci Sénégal te produit yëpp Sénégal lay jógee donc ay produits naturels la yoo xam ni amul benn tooke bokkul ak produits chimiques yi ñuy jaay ci tool yeeg yooyu donc ñun suñu usine bi installé nañ ko ñu ngi ciy liggéey bu baax te produits agriculteurs yi ñu ko jox yëpp vraiment gis nañ ci seen bopp te déjà ñu ngi koy exporter au Burkina di ko exporter au Mali te produits yu sain la yoo xam ne daal amul benn ayib voilà donc loolu pour commencer loolu mooy introduction bi après maintenant ñu dem ci questions yi ñu xam. D'accord. En fait c'était affaire bu xaw a doy waar la parce que dama amoon benn tool waalo waroon ko béy ma ñëwee ma laaj ci béykat yi nan la ñuy def pour def ci engrais beeg yooyu ñu naan ma da ngay sotti lii ñu naan ma 200 kilos ñu naan ma 300 kilos affaire bi daal jaaxal ma taseeg benn xale boo xam ne dafa jógoon France ñëw fii nga xam ne loolu rek la jàng ma ko expliqué mun ma góor gi daal li ñuy def mooy léegi man am naa ci xam-xam da ngay ñëw ñu monter benn usine boo xam ni dañuy defar engrais boobu ma ne ko loolu de doon na doy waar mais ñu nekk ci maag moom pendant 2011 yëpp année bi yëpp dañ ko wër ci béykat yi mun ma léegi dañuy dem seen béykat yi ba xam dan nañu soxla ñu dem di xool dan nañuy di béyee dan nañuy soxla yan engrais li ñu utiliser ban résultat lañ ci am ban impact lay am ci ñoom bu ñu paree ci lañ commencé nag ni léegi dañ commencé defar loo xam ne day changer loolu muy engrais organique bi ñu ko defee aussi bi ñu ko essayé béykat yëpp vraiment trouvé que produit bi c'était excellent noonu daal la démarré ñu continuer di ko def ba léegi donc investir nañ ci xaalis bu bari pour arriver ci bon lépp nag ñoo ko defal suñu bopp tey vraiment am nañu mbëgte lu bari ci liggéey bi ñu liggéey parce que non seulement résultats yi baax na mais am nañ ci ay distinctions internationales yu bari par exemple bi ñu demee sommet de l'Élysée à Paris en 2013 ñun ñoo gagné lauréat meilleure innovation bi en Afrique sur 892 dossiers bi ñu vraiment da nga ci gis sa bopp te produit bi day dem ci ceeb dem ci dugub dem ci ñebbe mën ko def ci mango yi parce que dem nañu aussi au sud seen mango yëpp dafa commencé woon dee mais bi ñu ko defee mango yi dafa commencé jebbi bon en plus ça am nañu produit yoo xam ni mooy produit de protection yoo xam ni lépp luy naaw di attaqué garab yeeg yooyu daf koy faj donc mooy li ñuy wax biopesticide mais nag du pesticide chimique yi gaa yi def ci kii yii ay pesticide bio la yoo xam ne dañ koy def ci garab yi mu leen di protéger donc xeetu en tout cas lépp lu ñu war def ci gàncax pour mu naat pour le protéger ko Biotech daf koy defar te fii lañ koy defaree Sénégal jégaanuñ ko fenn c'est-à-dire ñun ñoo koy defar localement produit yi localement lañ koy trouver ñu fiy liggéey ñëpp ay Sénégalais lañu localement et vraiment produit yu am solo la moo tax nag il faut que nit ñi commencé ko jël soo demee États-Unis kër yi ci gën a mag tur yi gën a mag yëpp ay béykat lañu soo demee France waxi nopp ak feneen mais Sénégal moom béykat moom toujours dañ ko considéré comme baadoolo boo xam du am dara te béy bi nag dañ ci war a am dara parce que en tout cas suñu produit moom ku ko ci jënd da nga am xaalis te da nga am mbéy waaw loolu mooy Biotech loolu la ñu fas yéene def te ñu ngi koy def boobu léegi lépp lu waral ñëw war a attaquer gàncax bi day yem foofu parce que champignon yi nga xam ne ñu ci def mooy yooyu mala yooyu ñoo koy bloqué pour du attaquer garab bi c'est que sa garab dana màgg normalement te du am benn attaque loolu nag et puis nag économie la parce que fi nga waroon def ñaari produit mu coûté la 20 000 nga def benn produit mu coûté la 10 000 nga am ci lu ëpp la nga daan am kooku intérêt boobu moo ci nekk donc ñun innovation boobu la ñu def te gars yi xamuñu nan lañ ko defee waaw loolu nag mooy mbootu Biotech vraiment loolu mooy suñu secret secret wu société bi daal xam nga ku nekk société bu nekk da nga am loo xam ne da nga koy denc mais gars yi tubaab yi laaj nañ ba taay duñ ko defee mais xamaguñ ko waaw duñ ko wax dañ ko denc pour ñun. BFD Hyper Plus bi nag moom. voilà Hyper Plus bi c'est-à-dire que nit ñi dañu xamul ne engrais dafa am ñaari façon dafa am engrais solide mooy bi nga engrais poudre bi ak araw bi ak engrais foliaire mooy bi nga xam ne ndox la mais lu tax loolu parce que garab yi en fait yenn saa yi soo defee engrais bi ci suuf ba le temps que muy jaar ci reen yi day yàgg mais engrais foliaire bi ce téléphone là engrais foliaire bi moom soo ko defee ndox la boo xam ne da nga koy sotti ci kaw xob yi xam nga garab suba teel day ubbeeku xob yi day ubbeeku pores yi nekk ci garab yi day ubbeeku pour mu mën a jël kii liy jóge ci lay beeg yooyu azote yeeg yooyu nekk ci air bi daf koy jël
su ko jëlee day jaar ci biir xob yi wàcc ci biir garab gi. alors principe boobu mooy ñun suñu produit yi comme ay feuilles yi le matin nga koy def entre 6 heures du matin ak 9 heures avant naaj bi di génn wala ngoon à partir de 5 heures ba nga xam ne xob yi dañu ubbeeku nga def ko ci mu dugg ci biir dafa mel ni perfusion day dem directement ci garab gi non seulement daf koy may doole mais day lal benn film ci kaw feuilles yi nga xam ne lu ci war bëgg a dugg su ci daanee day daanu dee donc et puis day tax garab gi am doole xam nga ni ko feebar ñu perfusé ko day daal di jóg waaw c'est exactement loolu mooy njëriñu kii bi voilà. Solsain dafa nekk benn produit boo xam ni dafa am ay mala yu ñuy waxee trichoderma ak yeneen produit yu ñu def ci biir moo tax soo ko defaree ci suuf si c'est-à-dire que soo bëgg avant ngay béy ba nga def sa suuf ba pare da nga ko ciy def soo ko ci defee lépp loo xam ni tooke la wala war a indi problème garab gi gàncax gi daf koy régler c'est-à-dire day dépolluer sol bi pollution bi nekkoon ci biir lay génnee donc loolu tax ñuy wax Solsain et puis en plus da nga koy def aussi ci xob yi mu dugg ci garab gi lépp lu nekkoon ci kii ci garab gi mu rey ko daal di continuer dem ci racine yi loolu mooy Solsain waaw y a Solsain y a Fertiplansain Fertisain mooy aussi soo bëggee sa garab gi développé te du am benn attaque Fertisain nga ci def am na aussi Fertiplansain boobu tamit même xeet gi la mais bu gën a fort bon am na maintenant beneen bu ñu tuddee Limousin fort Limousin fort mooy pour mouche blanche yeeg naaw di fi ñëw ci garab yeeg yëpp yooyu Limousin fort bi moo koy aar insecticide bi nag su fekkee léegi dañ la attaqué ci nga koy def pour mu rey mouche blanche yeeg mouche de fruits ak yooyu yëpp daf ko ci def. am nañ aussi beneen produit boo xam ni moom tamit voilà nématicide moom pour nématode yi la nématode mooy yi nga xam day def ci suuf di yàq garab yi yooyu soo ko defee ci suuf si nématode yi daf leen di bloqué comme ça duñ ko parce que côté par exemple waalo bi yëpp nématode yi dañu bari foofu même au niveau de CSS ils ont plein de nématodes yoo xam ni produit yooyu la ñu am donc produit boobu moo koy réglé. am na aussi am na beneen boo xam ni ñu ngi koy defar boo xam ni soo par exemple produit boo xam ni soo jëlee salade wala benn fruit wala benn loo xam ne na nga ko béy ba pare te mu yaakaar ni am na ay pesticides yu nekk soo ko ci raxasee dafay set wi ci mën nga ci raxas salade mën nga ci raxas mango pour exporter ko ak yeneen fruits yi pour nga xam ni sooy def exportation suñ ko testé du am benn insecticide bu ci des donc produit boobu aussi dañ koy def waaw donc c'est pour dire que ñun lépp li nga xam dafa dem chaîne de valeur bi comme ni ñu koy waxee tubaab chaîne de valeur mooy di commencer ci suuf si ba ci semence bi ba nga récolter loolu yëpp ñun dañ koy liggéey pour que béykat bi du am benn problème ci à ce niveau là donc loolu mooy kii wu biotech bon société bi nag ñun ay Sénégal rek ñoo ci nekk bariwuñu on fait jusqu'à 20 personnes ñoo fi nekk di ci liggéey et di ci góorgóorlu di xaar aussi état bi ñëw parce que société bi li muy liggéey kenn sponsorisé wu ko kenn engrais chimique bi nag ñoom moom nañu tàmm depuis 50 ans moom la ñuy def ñu xamuñ sax fu muy jógee mais en tout cas ñëpp moom lañu xam il faut que léegi ñu changer suñu bëggee am beneen qualité de vie il faut que ñu changer dem ci agroécologie parce que soo xoolee àll bi par exemple amul engrais te garab yi day màgg nga fa am ay fruits yu baax mais lu koy indi mooy xob yu dee yi mala yi dee foofu ak yeneen yi ñooy jaxasoo daal di fertiliser sol bi même principe nag lañ def ñun suñu produit bi mooy remplacer loolu c'est-à-dire que soo ko defee tu as les mêmes résultats te soo nekkoon ci àll boo xam ne amul benn engrais loolu la ñuy wax agroécologie voilà donc mais ñun déjà produit bi def nañ ko par exemple Kolda def nañ ko fa Médina Yoro Foulah dem nañ foofu dem nañu Adéane Ziguinchor partout formé nañu plus de 300 agriculteurs yoo xam ne dañ leen former sur les produits et Saint-Louis par exemple Pédidas formé nañ leen bon le Prodam à Matam formé nañ leen ñoom ñëpp def nañ fa ay tests ay essais bon ñu ngi koy jënd mais ñun bi ñu demee Burkina ak Mali def fa 1 mois ñëwaat résultat yi ñu am foofu moo ëpp ñu am Sénégal parce que ñooñu dañu am conscience ni produit bi moo baax ci ñoom parce que bi ñu leen koy essayé woon ñoom xaaruñu naan da ngay xaar suba ginnaaw suba dañ leen ko woon ñu xool ko gëm ko essayé ko ñu mu am na benn kii bu nekk Bamako à 50 kilomètres dafa ne moom bu mu juddoo ba léegi mosul gis produit buy def loolu dafa woo baykat yëpp ils étaient à peu près 300 ñu toog yendu fa mu wax leen ci bambara ni leen li su ngeen bëggee am kii liggéey bu baax lii ngeen di jël
bon ñoo tax yónnee nañu fa benn camion léegi am nañu benn camion boo xam ne mi ngi nii di dem incha allah Burkina boobu la jëm ñooñu aussi bi ñu ñëwee ñu expliqué loolu xaaruñu parce que même léegi ñu nekk agriculture direction agriculture bu burkinabé professeurs yooyu yëpp biotech dañu jox bopp léegi parce que dañu ko produit bi pour ñoom mosuñu gis produit bu mel noonu d'ailleurs defal nañu ay analyse ñoom lu gaaw defal ñu analyse yi analyser ko yónnee ñu résultats yëpp ñu ko yore fii te en plus li gën a am importance mooy produit bi ñun dañ ko breveté au niveau de l'OAPI xam nga OAPI mooy propriété intellectuelle bu Afrique c'est-à-dire yow loo def ba mu baax dañ koy xool seet ko ba xam ne amul kenn ku ko def seet ndax am baax na ñu jox la benn brevet boo xam ne yow rek yaa ko mën a def ce qui veut dire que aujourd'hui dans les 27 états ñaar fukki états ak juróom-ñaaru CEDEAO yi suñu produit tur yooyu ñoo fa nekk yeneen yi aussi dañ ko enregistré mooy enregistrement de marque nga xam ne marque bi aussi foo ko wax rek nga xam ne biotech moo ko moom. ñu dem Nairobi on était 300 ñu koy liggéey di ko liggéey ba ñu des 10 bi ñu demee Nairobi sur les 10 ñun rek ñoo fa nekk comme société boo xam ne day wax tubaab ñeneen ñi ay anglais la ñuy wax c'est des anglophones et yàlla def biotech jël premier prix bi pays yooyu ay Botswana ay Afrique du Sud ñoom ñëpp dañu waxoon ne biotech est-ce que doo ñëw dimbale ñu pour seen projet bi ñu mën ko am suñu dëkk mais xam nga bala ngaa naan ne fa il faut nga liggéey sa dëkk ba pare avant ngay dem feneen d'ailleurs même au niveau du Canada le ministre de l'Agriculture dañu waxoon ni nañu ñëw installer usine bi Canada parce que moom dafa leen intéressé man mënuma ko parce que man maa def fenn damay def sama dëkk ba pare donc moo tax maa ngi fii ñu ci sonn trop nag gisuñu dara amuñu xaalis bon jaay ñu lu bari parce que gouvernement bi sponsorisé wu ko mais ba tey ñu ngi ciy téye di ci góorgóorlu ci liggéey parce que xam nañ technique bi résultat bi maîtriser nañ ko maintenant commercial bi moo des rek c'est-à-dire njaay mi te njaay mi incha allah comme déjà ubbi nañu Burkina ubbi nañu Mali même Sénégal jël ñoom danañ jël mais li ma gënoon mooy au moins suñu dëkk bi ñu jël ko. mos nañ jàng ñi jàng nañu tuuti ba CM2 ñi jàng nañu am brevet ñi am nañu bac ñi licence université ñu boole leen et former leen ñu leen former ñun béykat yi nekk Waalo lañu ku nekk nañu jox 1 hectare pour xale yi bi ñu ñëwee ñun biotech ñu jox leen gants yi jox leen masques yi jox leen yëpp jox leen engrais bi jox leen yëpp ak semence bi ni leen kaay leen dem comprendre nga. ci li jëm ci suuf si ci li jëm ci suuf si. donc dana am bénéfice 90% de marge pratiquement bon bu ñu ko xamee ñooñu léegi ñu ci bari am nañu 2 3 4 hectares ñu ngi liggéey parce que dañ ko ñam mu neex nga xam ni kat dem affaire yi fii la nekk et puis su ko defee ñëwul Dakar ñu bëggatu ñëw Dakar ñu ngi foofu di liggéey seen liggéey donc loolu la ñu bëggoon promouvoir et puis état bi loolu la ñu waroon promouvoir pour xale yi mais subventionné ay 30 milliards kenn gisu ko du indi dara xoolal ceeb bi ñu amee kii bi Covid bi gisoo fa benn ceebu waalo ci kii bi yëpp dañ ko jënd ñu ngi naan ceeb bi am na ceeb amul mais ceebu waalo bi ñu doon wax fii 1 million de tonnes anamu kenn gisu ko fenn alors donc c'est parce que ce qui veut dire que li ñuy wax amul donc il faut que ñu liggéey bu baax bu set ak les engrais organiques engrais naturels yi mën a am ay kii résultats yu baax yoo xam ni autosuffisance alimentaire dañ fa mën a egg gouvernement bi loolu la war def mais bon ñun en tout cas on est disponible pour jàppale leen waxtaan ak ñoom wax leen ni ñu war a def parce que ñun ay Sénégal lu ñu amuñu dara feneen fi la ñu ko am. mais bon sotteegul mais en tout cas xam nga nag aussi mënoo def yëpp ñun déjà dañuy jéem a seet suñu usine bi ñu ko defee ba mu egg mais suñu amee jàppale daal en tout cas danañ ko mën def fi mu nekk kenn financé wuñ ñoo liggéey suñu bopp di def lu ñu mën di jël li ñu am di ko ci def parce que bor yoo xam ne doo ko mën a fay aussi baaxul day compliqué. waaw mais ñi ngi sant yàlla bu baax. amul ministre bu ñu fa ñëw seet suñu usine bi xam ne mu defee amul benn conseiller bu fa ñëw amul benn directeur bu fa ñëw te ñoom ñëpp xam nañu biotech mais peut-être dañu amul jot. une vie saine mooy nga lekk lu baax loo xam ni du la indil problème li ngay mango bi ngay jëlee ci tool ba nga xam ni kenn nekku fa bokk la mango bi ngay gazé fii di ko lekk. on est d'accord donc loolu mooy différence bi donc il faut que ci béykat yi rek ñoo war a changer béykat yi changer def lu baax jàmm ni ñooy Sénégal jëm kanam.